ci ànd ak ki nga xamante ni rek mooy Chane Mendy comme tous les jours également ñu daal di koy dooree rek ak le point Covid 19. voilà Myriam point Covid du jour 1346 tests la ñu def 55 positifs 31 contacts la ñu am 24 communautaires 170 patients ñoo wér ba dellu seeni kër 31 patients ñoo nekk suñu service de réanimation yi tey ci Covid 19 ñu ngi daal day compter 2 décès moom Myriam. 2 décès. ñu jaale bu baax a baax. bu ñu jógee ci point Covid dañuy daal di waxtaanee ba tey li nga xam ne moo di bac 2020 ci Kolda la xewee département bu Vélingara ñuy xamal ni que benn candidat bu doon wuyoo ci turu Djibi Sadio moo doon def ay épreuve dem ba ci diggante bi ay maux de ventre daal di koy sonal naka noone la daanu ci suuf daal di ñàkk bakkanam ci boobu lay centre foofu la ca Vélingara laata ñu koy évacuer nag ci la daal di ñàkkee bakkanam ñuy xamal ni que personnel bi ñëpp assisté woon nañ ko ci boobu lay famille ñuy jaale bu baax Mouhamed famille am ak képp koo xam ne rek xamoon nga ki nga xam ne moo di Djibi Sadio mu mel ni rek bac bu ren bi dafa daal di bëri torop. du bac ren bi sax atum ren bi ngay wax atum ren bi moom xam naa ni kenn du ko gaaw a fàtteeti de. mën nañu woo élèves yi en plus de ñu wàññi pression bi nga xamante ne man bi ma ko gisee sama xel ci loolu la njëkk a def. pression koy def ko jàppoon pressé ba mu am ci ay maux de ventre. moo daal di koy yóbbu en tout cas nu mu ci mën a demee peut-être li ci des bëreetul ndax bi ñu commencé ak léegi mi ngi bëgg a yàgg ñu leen di waxaat bu baax rek ñu daal di dal ànd ak sérénité te xam ni épreuve rek la et que li ñu jàngul rek duñ ko tari nañu def li nekk seen bopp et puis voilà ku nekk ñibbi sereinement sa kër. ñu leen di masaw bu baax di leen encourager encore une fois ndax yombul surtout ci période bi nga xamante ne ci la ñu nekk ay jàmbaar la ñu mais yàlla baax na. yàlla baax na. ayca. voilà bu ñu jógee ci point Covid moomu Myriam dañuy waxtaanee Y'en a marre ñëpp xam nañ ni que mardi 1er septembre takk der yi fekk nañ leen fële ca VDN ba daal di leen di yóbbu ginnaaw bi ñu bëggoon yóbbu ab lettre de protestation ci tarif yi nga xam ne moom la Orange daal di teg li nga xam ne moo di sénégalais yi ndax ñoom d'accorduñ ci benn yoon takk der yi fekk leen fa ñu jàpp ni dañ leen daal di toroxal naka noonu la ñu xëyee tey. annoncé nañu ni que dinañ amal ab plainte bu ñu déposé contre ki nga xam ne moo di madame Aïssatou Ka nekk commissaire fële ca Jëppal waaye tamit képp koo xam ne rek ñeeloon nga ci boppule arrestation jëm ci membre Y'en a marre yi bu fa jógee mu am beneen deuxième plainte boo xam ne aussi déposé nañ ko au niveau international ci commission Nations Unies bi nga xamante ne aussi dañ ci mettre en accusation ki nga xam ne moo di maître Aïssatou Ka toujours ak état du Sénégal waaye Y'en a marre ñoo wax lii. Y'en a marre fan yii yëngu nañu nag. bu baax sax mais daal luñ ci mënti def rek ci ay manifestation nañu sóoraale tolluwaayu réew mi te ànd ak dal surtout. parce que li ñuy xeex nous tous nous savons que ni pour jàmmi réew mi la. mais luñ ci mën a am luñ ko mën a defee rek nañu sóoraale réew mi tolluwaay bi et puis ñu ànd ak dal. surtout waaw ayca. voilà bu ñu fa jógee Mouhamed dañuy waxtaanee ñi nga xam ne moo di waa Jamra ñoom nag nee nañ bu yàggul dara dinañu lancer ab série bu bees bu wuyoo ci turu Teggin dinañ ci nekk en partenariat ñi nga xam ne moo di waa Baytul Aftal li tax ñu bëgg a lancer boobule série Mouhamed moo di dañoo bëgg a rappeler jeunesse bi valeurs yi nga xamante ne suñu ay ancêtres ñooñu ko daal di légué mooy valeurs yu baax yi nga xam ne Myriam moom la suñu ay maam xamoon objectif bi nag du leen lu dul relever le défi face aux séries yi nga xam ne actuellement ñoom waa Jamra jàpp nañ ni que dafay pervertir jeunesse bi et que ñoom seen poche kese lañ ci xool waaye xool ci li nga xamante ne moo di jeunesse bi ci noonee la ñu bëgg a lancer boobule série ñu fas yéene koo tuddee Teggin pour yaraat jeunesse sénégalaise. kon ñoom soxla woon ci sponsor soxla woon ci dara. loolu la ñu waxagum. xam nga ni nañ soxla sponsor nag. déedéet bu fekkee kay ñoom ay valeur la ñu bëgg wane seen sóoraale wuñ ci seen poche mooy que ni soxla wuñ ci sponsor. ñoom dañoo wane waxuñu ñoom sóoraale wuñ seen poche de déglu information balaa ñu naan jaar na taxaw ci télé bi di wax li dama ne ñoom dañu ne série sénégalaise yi producteurs yi actuellement série yu ñuy diffuser ñoom xooluñ ci ndax mu ngi éduquer xale yi wala dara ñoom dañoo jóg pour pervertir xale yi donc seen poche kese ñoom lañ ci xalaat producteurs yi actuels yi ñoom ñoo xool mais ñoom dañu jóg pour relever le défi maanaam yaraat xale yi ci série yi nga xamante ne actuellement moo jóg pour initiative bu baax la de voilà waaw on attend de voir. nañ xaar nag ñoom lan la ñuy bu ma gisee Jamra TV du ma jaaxal de Jamra TV boo gisee du ma jaaxal. yàlla baax na ma Jamra TV. sponsor yi. waaw. c'est toujours dans ces productions def lu xamante ne dafay yar suñu population. vraiment donc xëy na dañu gisul lépp rek mais épisode yi ñuy joué bëri na film yi ñuy joué bëri na mais ñooñu vraiment dañuy bàyyi xel bu baax suñu mœurs yi bàyyi bu xel ni ñu war a doxalee.
en tout cas daal xam naa ne daal. village sax moom da lay naan looloo ko tax a jug de. waaw waaw boo village wala maison de pote boo fi waxal tamit dañ lay naan ñoom dañoo nekk. et boo seetee ba ci biir c'est la réalité c'est la vérité booy seetaan parce que li ngay gis ci société bi chaque jour moom lañ lay tegaatal ci série yi nga koy seetaan donc yow xale bi nga xamante ne yow peut-être jotoo dund yooyu les tentations peut-être boo ci seetaanee di nga xam ne lii kat su ma ko dundee un jour lii moo ma ciy fekk. exactement loolu la ñuy tegal chaque fois dañuy wane conséquences yi à la fin du film. c'est juste parce que liñ doon woddu lañu woddatul rek peut-être ci série yi liñ doon nëbb lañ nëbbatul paroles yi dañoo gën a aisé peut-être actes yi gën a aisé moo tax ñoom ñu koy ñaawlu mais parce que am na ci ay xale yu seetaan yoo xamante ni bañ nañu leen pervertir wala yu ni mel mais tamit am na fu réew di toll foo xamee ne li am ci réew mi pour gars yi comprendre ko à la fin nga génnee ci ay leçons yoo xamee ni peut-être dina servir affaire yi waaw tey boo bëggee yee ñi nga xam ne nii tey ñoom ñoo nekk ci di jaay seen bopp ci ñu baal ma ci kàddu gi di nga wane nit ki personne bi ba pare wane ni mu koy defee waaye au finish nga wan moom lan moo ko ci mën a fekk dëgg la tey su boobaa kii seetaan dina xam ni kat kii ndakate lii mu doon nekk amul mujj waaw mais mënoo ñëw rek indi chute bi sans pour autant te yàgg nañ ko gis sax booy xool ñun fekkee wuñ ci lu bëri mais am na ci ay théâtre yoo xam ne jot nañ koo seetaan yu ci mel ni yu waa groupe Daaray Kocc doon def autant xam nga Soleil Levant ci ay jamonoom Gelawaar ci ay jamonoom waa Ndar bu ma fàttewul seen tour dimbali leen ma ci ñoom Golbert Diagne seen troupe bi ñoom Marie Madeleine waaw damay fàtte seen troupe bi waaw damay fàtte bon autant ñoom li daan am ci société bi moom la ñu daan wane et puis buy jeex ñu wane peut-être li nga xam ne buñ ko defee mun nañu parce que boo xoolee rek am na ci benn théâtre boo xam ni waa Daaray Kocc ñoo ko produire woon mu tudd Laay Sangara voilà nga xam ni Ñànku Sembène moom moo nekkoon acteur bi génération yee bokkul exactement tey loolu bi mu ko tourné ba pare succès la ci am succès bu doy waar boo xam ne tey même nit ñi koy xool sax après ci mbedd mi dañu yaakaar ni kii vrai vieux loolu la te wane nañ ci après jàngat boo xam ne nii tey boo toogee seetaan ko da ngay xam ni lii c'est quelque chose boo xam ne dañ ci travaillé dafay yeete dafay jàngale dafay wane lu bëri évolution la exactement ku ci nekk ak jamono gi ngay tombeel ayca bu ñu jógee ci coowal Jamra Mouhamed dañuy dem ba Dalifort fekk fa ab maison close bu fa benn femme ubbi woon femme bii di wuyoo ci turu Dendong moom nag moo fa rassemblé woon ay xale yu ndaw a ndaw di leen def loolu li nga xam ne moo di jaay seen bopp ba noppi di leen fay ay somme yu néew a néew li tax mu ko doon def nag moom nee na moom moo leen dëkkal ci këram maanaam moo leen héberger donc xaalis nombre de xaalis bu ko neex lay daal di jox yooyu lay xale Mouhamed ñoom nag gendarmerie brigade B Mœurs daal dinay teg loxo boobu les femmes ak cligam yëpp nga xam ne ñoo dëkkoon ci boobulee kër ak yeneen clients yi nga xam ne ba fa yoon ñëwee daf leen fa daal di fekk Mouhamed xale yi nag ñoom nee nañ femme bi des fois daf leen doon forcer ñuy def li nga xamante ne moo di jaay seen bopp ci boobulee kër nekk ca Dalifort heureusement ba suñu loi moom chaque jour rek dafay daal di xëy di def li nga xam ne moo neex population maanaam di découvrir yenn kër yi nga xam ne day lor jeunesse bi waaye tamit yenn xeetu ñaawteef yi am ci suñu société. xam nga yii par exemple yu mel nii boo ko filmé théâtre ko parents yi dinañu xam ni ñuy doxaleeg seen ay doom ci lancé boobu rek la producteur yi ne ci lancé boobu rek la ñu ne voilà ak maman Chanty dina dimbali xale yi bari xam ne dañu jóge ci village yi ñëw dëkk ci Dakar di dëkk ñoom kese ñu que yenn yi amoo ci droit soo ko yaakaar ne am na droit def ko sa kër kenn du la gis duñu la fa fekk parce que ñu bëri dañuy yaakaar ne suñuy loué rek nekk seen kër rek lu leen neex def am na benn bu ci daw Sen TV bu tudd secret de famille moom it xeet googu la rek dafa même chose la dafay wane yu bëri yoo xam ne ni daf fi bëri de société bi voilà dafay am nag des fois yoo xam ne nii tey yow en tant que sénégalais en tant que africain tey am na film yoo xam ne boo koy seetaan tubaab yi di ko def du la jaaxal du la def problème mais tey nga gis nit ku ñuul comme yow di ko def loolu daf lay xaw a jaaxal donc yenn yi nag donc day xaw a ëpp ci benn côté quoi par rapport ak ñoom waa Jamra fi ñuy gisee ci yenn côté yeeg yooyu voilà culture yi ñoo bokkul mais bon ak nu mu ci mën a demee rek dinañ trouver peut-être benn consensus te xam ni la woon démb du tey peut-être ni ñu mënoon a yeewee ñi nga xamante ne suñu maam yi ni ñu leen doon yeewee Mouhamed ak tey jeunesse bi ni ñu leen war a mën a yeewee c'est pas la même chose peut-être compréhension yi ñoo bokkul gis-gis yi ak peut-être vécu yi moo bokkul tout ça diffère donc moo waral peut-être producteurs yi daal day décider ñoom daal di ko waxee comme ni mu fa appeler le chat par son nom mais pourtant nag gis nga suñu ay maam ñoom noonu lañ ko daan defee seen ay jamono de parce que boo xoolee invité woon nañ fi góor gi nga xam ne moom la ñu dénk collectif lébu yi xaw ma ndax yéen a ngi koy fàttali ñoom bi muy ci ay waxtaanam yaa ngi dégg ñu ni xale yi dañ leen di taaj di waxtaan ak ñoom ci lii am
li baax li bon pour ñu koy moytandi. même chose la rek peut-être léegi jamono neexatul ba parents yi mënatuñoo canaliser seen ay doom ñii amatuñu temps wu toog di waxtaan ak seen ay doom ak yu ni mel léegi nag série yi mooy jouer rôle boobu noonu. xam nga mooy communication bi gën a gaaw. D'une part c'est vrai la série a pris la place de certains parents. le rôle de certains parents. côté apparence aussi Jeanne moomu apparence bi tamit xam nga xale jigéen ñi tey bu fekkee tey ñun ñëpp nit ki tamit bu fekkee da nga bëgg a am benn message booy jàllale aussi je pense que benn accoutrement bi tamit boo ko amee wala benn melokaan bi ce serait très difficile nit ki dégg li ngay wax. est-ce que loolu tamit mooy différence ak suñu maam yi ñoom peut-être bu ñu doon wax ak ñoom bu ñu doon wax ak ñun dañ doon sol loo xamante ni dafa jot mais aujourd'hui tu vois une fille boo xamante ni je ne juge personne mais ngi peut-être def ay piercing yaram mu ngi ci biti commencé ko peut-être ci man ak keneen bëgg a jàllale benn message wala on te voit à la télé ça devient vulgaire donc est-ce que du foofu la problème bi nekk peut-être mën na nekk parce que gis-gis yi bokkuñu mën na nekk ba tey mën na nekk voilà ñu jeexalee rek Mouhamed ak xale bu jigéen bi nga xam ne dafa toll ci 14 ans ma indi woon ko fi en début de semaine te kii lee di jëkkëru magam sàkku woon maanaam responsable Benno Bokk Yaakaar la jëkkëram la moo tëddee ki nga xam ne moo di rakku jabaram tolloon ci 14 ans moom nag daal dina koy tëddee lu toll ci une année ba ñu koy daal di découvrir cette année ci moom nag ginnaaw bi ko papam daal di ay mu porter plainte moom daal dina jéggi ay waxu papam daal di porter plainte jëkkër ji Mouhamed bu ñu defee nag ay examen ci xale bu jigéen bi daal dinañuy découvrir ni que moom xale bu góor bi jotoon na yegg ci kawam et que plusieurs fois la waaye tamit ay parties génitales am dafa daal di am li nga xam ne moo di ay déchirure métti na de pare waajur bi bañoon ñu porter ko plainte. maam ji dafa bañoon ñu porter plainte ndeysaan. doy na waar. tout le temps. di ndëppal yëf yi. waaw c'est ça aussi. dañ ko war a bàyyi de. ah. dañ ko war a bàyyi de. ndëppal bi. ndëppal bi. parce que gone gi moo ciy perte rek après. surtout xale boobu 14 ans nga jàpp ko pendant une année di ko tëddee sax. metti na de on compatit vraiment di fàttali ni que xale bu góor bi moom ci 55 ans la tolloon. 55 paa bi 55 ans la xale bi 14 ans. da ko def deuxième femme rek ci kër gi. deuxième femme la ko def xam nga lii tamit du doy lii. lii dafa metti de ah sama rakk indi ko sama biir kër sama yaay gaañu sama rakk amul fu mu nekk ma ko sama kër sama jëkkër di ko tëddee. nga def ko sa jabar. mais problème lay andi. may wan def yoonam. témoignage nag ñun moom la ñuy sukkandiku pour mun di ko def débat pour mun ci yee nit yi pour yee ci góor ñi parce que aujourd'hui li day wan nekk borom kër gi amul différenciation amul retenue amul limite ci li muy doxalee donc il faut ñu koy def ay thèmes di ko wax mu ciy jot pour que xale yu góor yi mel ni moom suñ ko déggee ñi mun delluwaat ginnaaw xam ne loolu waruñu ci jaar parce que suñ ci jaaree ñoom tamit prison baa leen di xaar c'est important. ak ñeneen ñi nga xam tamit dañoo yor seeni ay sœur wala ay doomu jàmbur seeni biir kër nekk ak seeni ay jëkkër aussi